asalaamaaleykum mbokk yi ñu seetaan ci info réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax comme ni ñu koy defee rek tey ñu ñëwaat ci seen troisième numéro kaddu nitu dëgg ñi si ànd ak ki nga xam ne rek mooy Omar Sarr di seen leader ak ki nga xam ne rek mooy Khadim Lo dañ leen di bàyyi rek ñu nuyoo sans tarder ñu commencé li nga xam ne rek mooy waxtaan bi Khadim Lo ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw salaamaaleykum soxna Kira ñu ngi lay siyaar di siyaar sénégalais yëpp di ñaan aussi suñu message bi fekk leen si jàmm di ñaan jàmm ci réew mi di siyaar waa nitu dëgg bu baax a baax di présenté wu man la Cheikhul Khadim Lo bokk ci membre communicateur wu mouvement nitu dëgg. ayca ginnaaw bi nga xamee ne nuyoo bi jàll na ba pare rek dañuy dugg ci waxtaan bi directement ci li ñu ñëw rek mooy kaaw ki nga xam ne rek mooy njiital Pastef di Ousmane Sonko gis nga temps yi coow li nga xam ne rek dal na ci kawam ñu koy jiiñ rek li nga xam ne mooy viol ci kooku digganteem ak ki ñuy wax Adji Sarr di benn masseuse nan nga jàngatee ci mbir moomu. bon loolu xam naa ñu wax ci mooy actualité. donc du ma ni kaaw Ousmane Sonko mais kaaw Sénégal yëpp la quoi. parce que c'est de l'actualité. donc je crois que lu yàggul dara def nañ ci sorti di wane ni bu fekkee dañoo am ay ennemis yu nga xamante ni ñi ngi xool fi ñuy dox li ñuy dugg li ñuy def donc yoon la ñu jël suñu responsabilité. si jamono juñ toll par rapport ak suñu liggéey par rapport ak suñu jëflanteeg nit ñi par rapport surtout ak nii la nit ñi jàppee parce que nit ku nekk dafa am benn aspect boo xam ne da nga koy dégager donc si jamono juñ toll ni yoon la loolu lépp nga koy xool parce que man li may faral di wax mooy gis nga Sénégal bu ñu tegee président de la République Macky Sall teg Ousmane Sonko du ma ko wax président parce que certes y a des gens yu koy wax président Ousmane Sonko mais man du ma ko wax président dama koy wax Ousmane Sonko bu ñu xoolee ñaar ñooñu laaj kan moo ciy violé sénégalais yëpp dañuy dóor seen loxo ci kaamil ne Macky Sall leen gën a nuru violeur tu sais pourquoi parce que boobu léegi dafa violé lépp te ñun suñu wàllu bopp li ñuy dund nii xam nañ ni daanaka dund gu dee gën la parce que du moment que am na actualité yoo xam te ni moo war a nekk en face de nous ñu war a lijjanti situation pandémie war a lijjanti leneen ak leneen problème mu Ousmane Sonko dafa arrangé Macky Sall ndax yu bëri daf cee laxasu léegi nag loolu alerte la pour que sénégalais yi xam ni ñoom lan la ñuy gagné ci problème mu Ousmane Sonko parce que fii ku wax feeñ ñaari camp rek dafa mel ni moo fi am camp bi ci njëkk mooy koo déglu muy wax yaa ngi xalaat kii fan la far ci camp présidentiel la far wala camp Ousmane Sonko mel ni kuy insulter intelligence su 15 millions à 16 millions de sénégalais donc yoon la ñun sénégalais yi ñu war a xoolaat aussi lan la ñuy gagné ci problème mu Ousmane Sonko tey certes souvent les gens disent que sénégalais yi mën nañ fal waaye mënuñu folli xam nga ban situation laa fi gis situation de 2000 bi ñu seqoon ak Abdoulaye Wade di ko jëlee fii di ko jëlee aéroport di ko indi fii boo xoolee même nit yi nga xamante ni ñoo encadré woon Abdoulaye Wade bi ñu jàppee Macky Sall yóbbu ko central nit yooyu ñoo ko yóbbu woon tey nit yi tey ñooy def kër Ousmane Sonko palais di fa dem guddeeg bëccëg suba ak ngoon à quoi ça sert gis nga il faut que population bi am maturité loolu la ñuy wax ni sénégalais yi mën nañ fal waaye mën nañ folli mais mënuñu fal parce que toujours c'est les mêmes gens yi nga xamante ni aujourd'hui ñi nga xam ne tey ñoo war a génne Sénégal ci guute gi mu nekk sax ñi ngi nekk di politiser benn mbir boo xamante ni ça n'a pas de sens par contre sëriñu daara yaa ngi nii am problème ñu di leen dóor guddeeg bëccëg suba ngoon mu mel ni ñoom bokkuñu Sénégal léegi Sénégal dafa am Sénégalu yenn nit am ñoo xamante ni dafa mel ni Sénégal concerné wu leen activistes yi société civile bi ñëpp ñu ngi daw làqatu ci kenn koo xamante ni suba dañu yaakaar ci ñoom dara non attends bu yàggee tuuti sabotage dafay lay ndurool léegi nag wax ci cas de viol ak affaire yooyu yëpp yooyu ay détails la parce que xam la moo tax ñun ay jullit lañ mooy ñun ñëpp xam nañ ni am na lu xew te loolu xew boobu ba léegi ñu ngi koy nas dafa am loo xam dafa ñaaw ci démocratie dafay delloo démocratie ginnaaw certes souvent nitu dëgg da daan def ay sotti yu am solo di génn boobu lii lañ leen doon bañ ñu agsi si parce que dañ doon wax ni kii ñuy seetaan muy def lu ko neex di def lu ko neex bis dina ñëw dina def loo xamante ni ñun ñëpp dañuy bëgg a jóg dal ci kawam kon nañu jéem a ñàkk suñu démocratie nañu jéem a toujours ñii nga xamante ni ñoom ñooy yóbbu Sénégal ci kanam ñu di leen jéem a couvrir ñuy xool li nga xamante ni daf ñuy delloo ginnaaw ñu mën ko wan ginnaaw léegi boo xoolee ñun loolu lépp nga doon xeex pendant des années tey jii fii la ñu yóbbu mooy résultat bi égal
mais nañu xam ne am na leneen ak leneen loo xam ne daf ñuy xaar te ñun daf ñu war ñun ñi nga xam dañoo am représentativité ci askan wi pour ñu taxawee ko quoi bu ñu nekkee nag di polémique ci benn affaire boo xam te ne peut-être am na sens certes si ñenn ñi mais amul sens mais je dis que toujours c'est un combat politique te les combats politiques ça doit rester dans les politiciens même mais pas nous quoi. D'accord si politique boobu rek la ñuy rester nan ngeen gisee ñi nga xamante ne rek tey mooy politique ak politicien wu réew mi di Sénégal tey bu ñu xoolee est-ce que si sa gis-gis ñu ngi doxal li nga xam ne rek mooy attends excuse la bonne gestion de la cité est-ce que tey c'est ça waaw est-ce que tey ñu ngi doxal li nga xamante ne rek mooy la bonne gestion de la cité bi nga xam ne ñoom moom la ñuy véhiculer est-ce que tey ñu ngi koy doxal normal. non laaj boobu boo ñu ko laajee sax yow da ngay xam ni yow mi ñu koy laaj duñ la wax waaw parce que su fekkoon mi ngi dérouler normalement ça va pas être benn question bu ñuy laajtee ñun dañu am problème parce que du moment que ñu ngi topp ci ay polémique yaa ngi dégg Zimbabwe ñu taxaw ñu ne offrir nañ leen 200 000 boules de vaccin ñun Sénégal bu yàggul nga dégg suñu ministre de la santé xaw ma et de l'action sociale mu Twitter bind ci Twitter am ne Chine may nañu 200 000 boules de vaccin tey jii xam nga fan nga toll ci ñu lay wax ne la jaay nañ la ko à 2 milliards 200 millions soo ko diviser par 200 000 xam nga lu mu lay jox citoyen bu si nekk 11 000 francs lañ lay jaay vaccin bi nga xam ne moom ngay vacciné woo kon boo mooy wax naan politicien boobu est-ce que mi ngi déroulé dama naan la c'est faux aujourd'hui xam nga ñan ñoo fi nekk ñuy couvrir ay nit mais ñuy couvrir société bi amatuñ fi parce que ñëpp daw nañ làqu ci situation yi nga xam ne dafa metti tellement dëkk bi nekk ci catastrophe adduna bi nekk ci catastrophe pour nga jóg dem sax dafay metti tey test yi ñu ngi ñu koy jaay à l'aéroport 40 000 francs pour nga génn dëkk bi pour ñëwaat 40 000 francs nga dem ba dëkk jàmbur parfois ñu ne la test yi baaxul donc loolu dafay delluwaat ci corona business bi nga xamante ni moo am ci dëkk bi donc il faut population bi ñu xippi seen bët ñu xool tey aujourd'hui on parle le cas de Sonko dëgg la c'est vrai on parle le cas de Sonko mais lu arrangé Macky Sall la parce que lu bëri mi ngi koy nax def ci suuf di ko nas ci suuf pour population bi teg seen bët ci benn affaire kese mooy benn victime ou prisonnier politique quoi il faut que ça doit arrêter quoi le truc de politicien là dafa war a arrêter parce que xam nga lan moo tax mooy ñun ñu yor suñu bët war a xeexal askan bi à chaque fois bu dara xewee ñu ngi làqatu ci ginnaaw kan la ñuy faral kañ la population bi di avancer di yeewu di jóge ci lii mu nekk donc politicien bi depuis que Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade de même que Macky Sall ak ñii di ñëwaat xam nga bu yàggul def nañ benn sortie ci benn télé yaa ngi dégg coordonnateur muy wax ni gis nga dañoo war a éradiquer bépp politicien bu nga xamante ni moo nekk fii Sénégal nous on va faire des combats politiques di jàppale ay politiciens parce que ñun xam nañ lii ñu dal nii politicien moo ñu ko teg ak ay technique ak ay techniques yoo xam ne ay discours yoo xam ne xamuñu fan la ñuy yóbbu quoi donc ñun li ñuy soxla mooy xam nga des vrais citoyens yoo xam ne c'est des patriotes je dis pas patriote benn mot bu ñu politiser mais des patriotes Sénégal daf ko soxla en ce moment là sinon dinañ leen gëlëmal dem ci beneen côté boo xamante ni du leen yóbbu fenn quoi. D'accord kon su ma déggee sa wax rek mooy vaccin yi nga xam ne rek ñëw na ci réew mi dañu ko may ñu ëlbati ko dégager benn fonds wax ni que fonds boobu noonu moom la ñu jëndee vaccin yi or que luubal am na. mais bien sûr demal ci Twitter. li ma lay wax nii c'est des preuves yu nga xam c'est palpable. da ngay dem ci Twitter nga gis Abdoulaye Diop Sarr moom moo bind. wax ni Chine may nañu 200 boules de vaccin en tant que journaliste je crois que def nga vérification yooyu kon bu ñu demaatee ba ay problème am Sénégal ci scandale politique ñu toog ba si yàgg ñu ne ñu Chine indi na jënd nañ ay vaccin am te xoola lu gën a graaw mooy population bu toll ni Sénégal on est 16 millions léegi ñun loolu daf ñuy tiital xam nga lan moo tax statut bi di ñu tiital je parle toujours de lekk xaalis lan moo tax ñu jox ñu 200 000 boules 200 boules de vaccin lañ ñu jox yoo xamante ni ñu ngi ko facturé 2 milliards 200 millions léegi yow ñu dese ñu ñun ñaata benn 6 millions et quelques vaccins yu nga xam ne mooy ñëw multiplié par 11 000 la ñuy delluwaat ba tey kon loolu la tey état du Sénégal mu génn wax ak nit ñi ci lan moo xew bu yàggul yaa ngi ko dégg mu naan bu ñu diaboliser vaccin yi ñun ñëpp bëgg nañoo nekk ci jàmm ndax waxuñu ñu woon lu dal suñu xel ci biir vaccin yi tey jii nii ñëw nañ rek départager ko comme le fait tous les pays mag ñi ñooy ñëw vacciné wu après ñu ne service sanitaire bi après ñu ne service militaire yeeg bagage yooyu noonu y compris ñeneen ak ñeneen d'accord nañ loolu lépp d'accord nañ mais problème bi xam nga mooy lan mooy bu fekkee dañ la dénk dëkk bu mel ni Sénégal ñu sérieux tuuti quoi ci les trucs yu nga xam ne l'essentiel la li ñuy wax
affaire de wér-gi-yaram la lii ñuy wax affaire la buy des ci àdduna bi parce que maa ngi déglu barke dem français yi ñuy wax ne dañuy xool ndaxam dañuy éradiquer feebar bi pour de bon wala mu nekk endémie boo xam ne day dëkk ak ñun comme sibiru ni muy def chaque saison mu ñëw après ñu jéem a xool nan la ñuy def pour def ay lutte pour génne ko si foofu la gars yi toll ci àdduna bi mais yow tey boo yoree dëkk bu mel ni Sénégal ñii am njàqare am ñoo xam dañ naan la vacciné wuñu am ñoo xam dañ naan la non vaccin yi wóorul parce que mën na laa def lii mën na laa def lale mais il faut que nga communiquer ak sa askan ci li xew il faut que gestion bi nga bañ ko def comme ni nga defoon ci 1000 milliards bi jël benn sa benn jarbaat jox ko xaalis muy pasaree xaalis du ko def il faut que loolu arrêté foog nga wax nit ñi xaalis bi nga xamante ni moom nga décroché li nga xam sa ministre taxaw ne dañ ko may parce que loolu délit la dañ koy topp Abdoulaye Diop Sarr loolu délit la bu taxawee mu ne Chine daf ñu may lii jékki-jékki ñu ne waat dañ ñu koo jaay 2 milliards 200 millions donc loolu délit la te yow loolu def ngeen ay vérification xam ngeen ne loolu moo fi nekk il faut ñu sérieux ci bakkanu doomu aadama yi nga xam ñu ngi koy sacrifier donc il faut que Sénégal aussi am ay combattants yuy taxaw di leen xeexal à chaque fois far ci askan bi ban di far ci ay nit ak yooyu noonu yooyu daf ñuy delloo ginnaaw quoi. ok donc ñu bàyyi rek nga jox ki nga xam ne mooy Omar Sarr kàddu gi rek ayca Omar ñu bàyyi la rek nga nuyoo. salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu Omar Sarr la coordonnateur mouvement Nitu Dëgg di la nuyu Kira di nuyu waa Info Réew mi di nuyu sénégalais yëpp di leen wax ni ñëwaat nañ ci kàddu Nitu Dëgg pour joxe suñu position ci réew bi. Omar fi may ñëw ak yow rek mooy li nga xam ne rek mooy kaw force de l'ordre yi est-ce que tey force de l'ordre yi am nañu li nga xamante ne rek mooy seen liberté wu exercer seen li nga xam ne rek mooy seen liggéey sans pression. si réew mi waaw loolu c'est très important Kira question dafa am solo quoi. parce que au fait xam nga suñu nee réew sécurité réew ñi ko yor mooy force de l'ordre yi. par exemple les gendarmes les policiers les soldats mais aussi sax les magistrats ci lañ bokk. au fait ñoom la ñu yaakaar ci stabilité réew bi. pour sécurité réew bi kon ñoom maanaam dañu war a sérieux à 100% ci li ñuy def waruñ ci rax lenn yi politique. mais soo xoolee Sénégal réellement nga xam ni force de l'ordre yi sax ñoom au fait état bi dañ leen robotiser wala politiciens yi dañ leen sax robotiser. di leen defal lii ñu defal lii donc soo xoolee boo xool da ngay gis ni ñoom ils ne sont pas au service de la loi mais au service de quelqu'un un service d'un politicien wala au service d'un Macky Sall te loolu il faut que ça s'arrête je le disais la fois passée ma ni ñun dañu soxla des forces de l'ordre des policiers des gendarmes yu am patriotisme yoo xamante ni dañuy pare pour ni ñun on est là pour défendre la loi texte yi ñu bind parce que ñoom ñëpp xam nañ ko constitution bi li ñu ci bind ñoom ñëpp xam nañ ko donc su la benn ministre wala benn président def loo xam ne c'est contraire à la loi da nga koy bañ da nga naan du ma ko def su jaree nga démissionner wala ñu limoger la nga dem nekk ci leneen au fait foofu la ñu toll dañu toll ci désobéissance boobu moo ñu ci mën a génne parce que Macky Sall fi mu ñu jëmee moo ko ay ministre am du baax gis nga réew bi ñu ngi commencé fippu te lenn kese mooy tax gars yi wàccaat nekk à la normale mooy ñu gis ni mbir yi mu ngi dox ci yoon affaire yi doxewul ci yoon léegi nag dañoo soxla yaa ngi gis ñu ngi wax ni commandant section de recherche yi ñu ngi koy wàcce genre affaire yu demee noonu parce que ku ci nanguwul subir pression bi la politiciens yi di teg gars yi dañ lay wàcce dañ lay changer te loolu dafa war a jeex mu ngi mel ni magistrat bi ñu limogé bi ñu déplacé woon bi nekkoon côté Kolda et tout donc man mas naa ko proposer dafa war a mën a am benn conseil supérieur par exemple de la sécurité composé de commandant de colonel de commissaire et cetera yoo xam ne ni dañuy am autonomie dañu leen di institutionnaliser ba nga xam ne ñoom dañuy am droit rejeter un ordre qui provient du palais suñu deful noonu duñ ci mës a génn parce que ñoom ci seen ay délire ci seen ay bëgg-bëgg ñoom Macky Sall rek kon si la ñuy mujjee nekk parce que dañu naan c'est l'ordre c'est le président qui a dit ça il faut l'exécuter te loolu du yoon j'adresse ce message aux forces de l'ordre aux commandants aux colonels et cetera ni leen xool leen lan mooy intérêt réew bi ngeen def ko parce que vous êtes sénégalais vous avez appris votre métier vous connaissez ce qui est dans la constitution il faut appliquer ça il faut pas appliquer les ordres de Macky Sall parce que ordre yi muy def c'est contraire ak ñun ay intérêt suñu réew c'est contraire ak ñun sax suñu constitution li mu wax mais pourquoi ñu koy exécuter je te donne un exemple quand on vous demande en tant que gendarme de convoquer Ousmane Sonko il faut refuser il faut le dire que c'est contraire à la constitution vous devez jamais le faire même su fekkee dañ lay déplacer wala dañ lay limoger nañ ko def soo ko defee keneen def ko kon su boobaa ñay joxe ordre suñuy joxe ordre dinañ xool lan moo nekk ci constitution bi lan la loi bi wax ñu mën ko respecter mais aujourd'hui manipulation yi Serigne Bassirou Gueye di def manipulation yi Macky Sall di def ak Antoine Félix Diome nga xamante ni nii moom dafa ñëw rek commencer fitnaal askan bi ñun ragaluñ la say gendarme ragaluñ say policier parce que xool ñun yàlla rek la ñu ragal
on est là suñu dignité la ñuy desee su ngeen ñu dóoree su ngeen ñu xasee su ngeen ñu tëjee ñun on va continuer notre combat. alors boo jógee bu ñu jógee ci loolu rek ñu ñëw ci li nga xam ne tamit mooy activiste yi est-ce que tey activiste ak politique ànd na est-ce que tey activiste war na exercer politique en même temps. waaw il paraît que sax activistes yi léegi dañoo daanu ci piège quoi. wala boog dañoo nekk di def lu leen neex. parce que activisme soo ko waxee au fait da ngay nekk ci position bu impartiale wala boog nga far complètement ak peuple bi avec le peuple. te mënoo far ak peuple ba pare bëgg a ñëw ni léegi Ousmane Sonko laay faral moom laay défendre wala Macky Sall laay défendre wala Malick Goudiaby laay défendre warul mën a demee noonu quoi. donc kon damay wax ni activistes yi woote wu activistes yëpp te ñu am ay appartenance politique vous êtes pas des activistes ay Guy Marius Sagna ay ña ca topp yëpp FRAPP par exemple ñun mouvement Nittu Dëgg bien vrai ñun ñoo fondé FRAPP ci ñi créé FRAPP si lañu bokk mais actuellement taxawaay FRAPP du yoon. FRAPP est devenu un mouvement de soutien à Ousmane Sonko on demande à personne de ne pas soutenir Ousmane Sonko mais nit ku nekk da ngay xam lan mooy sa cahier de charge lan mooy sa mission si lan nga war a dox nga dox si loolu noonu ñu jéem a xool lan mooy injustice si réew bi ñu xeex ko mën nga xeex ak injustice sans pour autant faire la politique sans pour xam nga population bi dañ leen a wax ñun nitu dëgg suñu taxawaay xam nga mooy lan ñun pour man dañu war a jàpp ci éveil des consciences ba sénégalais bi comprendre ni moom ils doivent réfléchir, analyser et choisir lui-même. Mais on doit pas lui faire choisir. Parce que si on lui fait choisir, on est en train de faire de la politique, kon nekkatuñu ay activistes ay politiciens la ñuy devenir. Donc il faut ñu xoolaat loolu ñi ñuy woowee activistes yi yéen journalistes yi ñi ngeen di woowee activistes yi ak ñi ngeen di woowee politiciens yi dafa war a leer léegi. ñiy def politique nañ def politique ñun on est des activistes on est du côté du peuple on est du côté de la vérité moo tax ñu tudd mouvement Nittu Dëgg fi dëgg bi féete ñu ngi foofu. Ka Ousmane Sonko li ci Khadim Lo wax tout à l'heure gis nañ ko xam nañ ni complot étatique la donc on doit soutenir pour que complot yooyu mu jóge fi mais n'empêche que waruñu nekk fii di jàppale diw di ko politiqueal wala nangam ak nangam parce que ñun suñu idéologie xajul ci benn politicien parce que discours bu dul discours jinne jaar na fi jóge ci politicien ñëw dal ci askan wi alors que réalisation bi ni mu mujjee demeewul noonu donc kon ñun on reste prudent on reste serein on reste ancré sur nos principes pour xeexal suñu réew. alors ba tey rek ñu resté ci kaaw ki nga xam ne rek mooy Sonko tey lan mooy différence ki nga xam ne rek mooy Ousmane Sonko ak yeneen politiciens yi. non Sonko politicien la comme yeneen politiciens yi rek actuellement day def opposition. peut-être mën nañ ni peut-être différence bi peut-être que musul laale ak nguur. musul liggéey ci nguur musul nekk ministre musul nekk député musul nekk président ba ñun man ko xool ndax gestion baax na wala déet. mais à part ça ay discours rek la fi def ay discours ay promesses ay dénonciations te ñun gis nañ fi ay discours yu dul ay discours yu jinne donc kon Sonko moom tamit politicien la comme yeneen politiciens yi rek il fait de la politique léegi nag na peuple bi éviter surtout na activistes yi éviter ñoom ñëpp ñu politiser leen parce que il entend un discours boo xamante ni Sonko mu ngi koy kii te discours bi xaw na niroog discours activiste ñu nañ dem non activisme ak politique bokkul Ousmane Sonko il est un politicien comme tous les autres politiciens comme tous les autres opposants c'est vrai que am na un peu de particularité mais li ma la wax tout à l'heure rek parce que gisaguñ ko ci benn gestion donc kon xamaguñ nu muy demee quoi waaw. d'accord su ma jógee foofu rek damay ñëw aussi ci li nga xam ne rek mooy daara yi ndax gis nañ ne ba léegi ñuy wéy rek di leen teg ay métital yoo xamante ne rek doy na waar loolu ban gis-gis nga am tamit ci loolu. xam nga Victor Hugo dafa wax ni ceux qui vivent sont ceux qui luttent maanaam ñiy xeex rek ñoom ñooy dund te damay woo ñun waa ñooñ daara. ñun ñu xeex pour exister suñu xeexul Macky Sall dinañu faire disparaître moom Ndeye Saly Diop Dieng ak ñoo ko bañ Daara Diouf parce que ñoom bëggatuñu daara yi exister mais ñoom lan moo war a doon seen intérêt ci loolu. waaw parce que ñoom ils sont pour l'Occident ils sont pour la culture occidentale ils représentent la France ici te France enseignement coranique culture islamique arrangé wu ko France li ko arrangé mooy la république la laïcité mu law ci àdduna bi ba kenn dootul boole yàlla ci lépp looy def doo ci boole yàlla te Macky Sall il les représente amul benn politique boo xam ne ni dina ko teg Macky Sall def ci xaalis mu jëm ci wàllu diine wala nangam déedéet parce que ñoom lépp lu ñuy def il attend des subventions yu war a jóge ci ay ONG yu war a jóge Banque mondiale wala FMI te ñoom duñu subventionné loolu mais au contraire ñooñu dañuy wax ni nañu xeex loolu noonu nañu xeex daara yi nañu xeex diine yi ci loolu la ñuy wax te loolu lay représenté léegi ñun ñi nga xam ne nii nous sommes les descendants de Mame El Hadj Malick de Mame Baye Niass de Serigne Touba de Mame Limamou Laye ñun ñoo war a xam ne nii ñun ñoo war a taxaw avec les pieds fermes
ni leen li ñu fi suñu maam yi bàyyil dina continuer yéen su leen neexee yéen ak seen i doom yéen continuer leen ci voie franc-maçonnerie boobu voie république boobu mais ngeen bàyyi ñun ci yoonu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi dañuy continuer di fi taxawal daara yi taalibe yi dañuy continuer di fi nekk di jàng alxuraan Serigne Samba Diallo wax na ci lu leer nee na leen si lii laa jaar si taalibe bi laa jaar tey gis nga nekk naa personnalité bu mag maam Abdou Aziz Sy Dabakh wax na loolu keneen ak keneen maam Baye Niass défendre na loolu léegi lan moo tax Macky Sall bëgg a ñëw faire disparaître les daara duñu ko seetaan ñun nitu dëgg waa aar daara ànd sàmm jikko yi on est dans le combat te loolu du mas nañu dellu ginnaaw parce que réewu valeur la ñu jiite te valeur bi du fi jóg ñoom ñoo fiy jógee rek mais valeur bi dafiy des. alors comme ni nga ko waxee si say kàddu la du samay kàddu ñoom ñoo fi jóge waaye valeur yi ñoo fiy des d'accord léegi rek fi ñuy ñëw rek tamit mooy kaaw ki nga xamante ne rek mooy Moustapha Diakhaté gis nañu fan yi mu yëkkati si benn émission bu mu doon def mu yëkkati ci ay kàddu yu jëm ci ki nga xam ne rek mooy waajuru ko tedd gi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy soulever coow lu bëri ci réew mi ban gis-gis nga ci am. waaw loolu tamit ñu dañ ciy wax parce que nitu dëgg bi d'habitude lépp lu ñu yëkkati rek teg ko ci deru l'islam pour tilimal wala pour wax dara si ñun dañuy jóg peut-être période Covid bi la sax mais loolu jaroon na jóg def marche parce que loolu lu graaw la délit bu graaw a graaw la su ñu nekkoon ci état bu responsable mais gars yi dañuy woo Moustapha Diakhaté sax wax ak moom parce que gis nga maanaam ngëm-ngëmu nit waroo ko toucher c'est vrai que peut-être mën na nekk njuumte wala nangam mais il faut que ñu moytu di juum ci li nga xamante ni moo gënal nit ñi seen yaay seen baay seen dund seen lépp muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais loolu en fait bettuñu quoi ñun ci politiciens yi ñoom dañuy signaler gauche jàdd droite Moustapha Diakhaté bii ngay wax nii bi def connerie bii nii mais moom la ñuy wax xam nga moom mooy génn temps yëpp di dal ci kaw Macky Sall mais ndekete moom mu ngi xaritoo ak Marième Faye Sall donc kon gëmuñu dara dañuy nax population bi donc on invite la population que ñoom nañu xoolaat seen bopp nañu xool ñan la ñuy àndal ak ñan la ñuy déglu même journaliste sax ñi ñuy tàllal micro yi dañ ko war a changer ñoom c'est des politiciens système bi moo leen nourrir te ku ci def faute ba système bi génne la yaa ngi def ay maguy pour dugaat ci système bi moo leen tax di wax di nangam ak nangam pour continuer di lekk suñu xaalis bi loolu moo fi jeex ñun on est dans le combat on est très déterminé sur ça ñoom ñëpp a yem politiciens au pouvoir ak opposant ak ñun ñëpp lañ boole sànni ci mbalit bi population bi la ñuy woo dans la conscientisation des masses ñu jóg taxaw suñu demee ba conscient ba suñu xel mën a gis mën a xam mën a ràññee rek su boobaa dinañ xam kan moo baax ak kan moo gën si ñun ñu jël ko teg ko ci bopp réew mi mu jiite suñu réew ci ni ñu ko bëggee mooy valeur mooy diine mooy respect mooy yoon mooy orma et cetera et cetera. alors kon xam naa rek li ñu amoon ci waxtu moom xam naa ni jeex na bu fekkee amoo leneen loo ciy dolli rek ñu tëj. bon pour rejoindre aussi di wax ni dafa am solo trop que ni politique li ko tënk mooy seen affaire Machiavelli yooyu ñuy def donc bu fekkee dañuy jëlati ay référence ci ay nit nañuy bàyyi Seydina Muhammad ak jullit yi ñuy jël ñoom seen référence comme Abdoulaye Wade comme ñoom dañ koy faral di wax souvent que ni moom mooy seen père ci politique ak yooyu noonu quoi ñuy moytu di toucher humanité nit ñi donte Moustapha Diakhaté wax na li muy wax mu doon erreur mu jéggalu ko mais na sóoraale ni ñun suñu diine mu ñu gënal politique bi ñuy def nii quoi donc loolu aussi ay aspects la yu nga xam ne nañ ci bàyyi xel et puis aussi ñu ngi lancé appel ak ñi nga xamante ni ñooy topp Ousmane Sonko ak ñi nga xam ñoo bëgg a créer Ousmane Sonko Sénégal nekkul autour de Macky Sall ak Ousmane Sonko maanaam dafa am 16 millions sénégalais yu nga xam ne ñooy dund fii ci Sénégal ñu jox cër ñooñu taxawal leen bu baax a baax parce que am ñoo xam politique intéressé wu leen am loo xam ne ñoom ñi ñuy sànnante ay tract intéressé wu leen li leen intéressé mooy suñu Sénégal jéem a avancé ci ay anam ñu teg ko positivement bañ a doon ay naafeq ñu dund ci loolu quoi asalaamaaleykum wa rahmatullah waa nit dëgg la woon. Omar lan moo tey si sa gis-gis lan moo war a doon taxawaayu rek ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ci kaawu Ousmane Sonko bii lëmbee réew mi. waaw kilifa diine yi ñu ngi leen di ziaraat di leen jébbalaat suñu bopp ñun mouvement Nitu Dëgg parce que ñun moom mouvement wu valeur lañ amoon nañ fi sax benn programme bu ñu tuddee woon opération rooti dem si ñoom di leen di rooti di déglu pour ñoom ñu gën ñu yeb gën ñu conseiller et tout donc man nag dama xaw a sax am tuuti pitié le fait que ñoom pouvoir religieuse bi nga xam ne nii moo nekkoon deuxième ou premier pouvoir au Sénégal sax Macky Sall daf ko faire disparaître ñoom ñëpp instant bi nii ils sont am nañ inquiétude ci réew bi ci pëccëxoo bi ci coow li et tout mais malheureusement mënuñu si am benn quelque chose de solide parce que Macky Sall du leen may occasion bi jot nañ ci information yi que am na kilifa bu woo Macky Sall nee na ko soo jiitee ay nit
ña nga jiite jàppal ni ñoom ñëpp ci say njaboot lañ bokk te lépp lu fa dal rek ci coow xamal ni ci sa njaboot la dal mais Macky Sall xamul loolu gëmul loolu dafa jàpp ni ku bokk APR rek moo bokk Sénégal moo bokk si njabootam moo tax muy bu naxatal ñeneen ñi di piéger ñii xam nga di investir ay milliards pour këppatal et cetera donc di wax sénégalais ni leen ñun suñu kilifa diine yi nañu jóg pour dooleel leen pour gën leen a may doole ñu mën a amaat seen kàddu parce que Macky Sall jël na seen kàddu sànni fële ni leen vous êtes des citoyens ordinaires moo tax ku ko si bëgg a wax dara di nga réfléchiraat est-ce que kii ma bëgg a wax nii dara dina ko def wala du ko def parce que kilifa kàddoom la am te su xamee ni kàddoom su jógee duñ ko exécuter rek day téyewaat kàddoom léegi à nous peuple sénégalais ñun ñi gëm valeur gëm diine gëm ni ñoom maam El Hadj Malick ñoom maam Baye Niass ñoom maam Serigne Touba ñoo fi def lii fi nekk ci lu baax nañu dooleel seen représentants yi fi nekk seen sët yi fi nekk ba état bi xam ni ñii ils méritent leur pouvoir ñoom cër bi ñoom ñoo ko am état bi delloo leen cër boobu ba suñu gisee ci réew bi loo xamante ni dañ ci war a sànni seen kàddu te seen kàddu boobu ñu war ko jëmmal état bi may leen occasion boobu ñu def ko ñu wax ak Macky Sall ni ko li la fal nag soo ko fàttee moo lay folli bi ko fi Ablaye Wade bëggee tëjlu ñëpp wax nañ ko ni dafa daw làqatu ji si sëñ Baara moo wax ak Ablaye Wade nga xam ne nii moom Ablaye Wade il avait compris moom ban réew la jiite réew valeur réew kilifteef mu may ko loolu mu ko ñaanoon léegi Macky Sall amul kenn ku koy ñaan amul benn kilifa bu koy ñaan dara mu may ko loolu nag xoolal ci moom liy tooy si moom rek lay jógee mais du jógee si kilifa diine yi parce que ñoom ñu ngi ci seen ànd toog te ñu ngi ci lu ñu nekk te ñoom dañuy réussir seen mission Macky Sall nag moom mooy échoué ci mission am incha allah. ayca kon xam naa rek ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw di leen jaajëfalaat waa Info Réew mi di jégalu waa mouvement Nittu Dëgg aussi di leen wax bon courage di leen wax ni xam nga lépp lu ñu def ci ay erreur rek ci communication ngeen jégal ñu ko di félicité waat bu baax waa Info Réew mi jërë ngeen jëf.